asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ne rek yéen ñu doon topp ci émission bi nga xamante ni ñi ngi leen koy defal fi nga xamante ni mooy sunu kër FM nekk Californie ci Los Angeles. xam ngeen ni nag bi ñuy commencé weeru koor bi newoon nañ leen dañuy bér bi ñuy bér dañuy loolu nga xamante ni moo nekk ci weeru koor bi muy ni ko Sëriñ Tuubaa daan waxe naan weeru koor bi nga xamante ni buy ñëw dootul tal dara lu dul ganam gu rëy gi ba sëriñ bu mag bi bind ñaari xasida yoo xamante ni daf ko jagle weeru koor muy yaa xayra day fin pour li nga xamante ni weeru koor bi mi ngi ñëw mu ganale ko waaye yaasal buraasaati bi nga xamante ni Cheikhul Khadim moom la def pour bu weeru koor bi dem mu gunge ko. ñaari xasida yooyu nag ci taarix jàpp nañu ne mi ngi ko bind en 1897 ñaari at après bi nga xamante ni nekk na ci exil Gabon bi. ñu ne différence boobu nga xamante ni moo am ci yaa xayra day fin bi accueillir weeru koor ak yaasal busharwaati bi nga xamante ni moo koy gunge ñu ne différence bi nga xam moom la ko sëriñ bi bindee weer la. donc loolu moo taxoon nag ñu ni nañu respecter esprit ak logique boobu nga xamante ne Cheikhul Khadim moom la defoon ñu jël sunu temps bi yépp nag weeru koor bi boole ko akub liggéey loolu moo waraloon ñu def bér bi. waaye nag dañoo bëgg a indiwaat li nga xamante ne rek mooy sunu chronique yi di waxtaane l'islam ci biir Sénégal di waxtaane sunu mag ñu baax ñi di waxtaane ki nga xamante ni mooy xaadimu rasul ci ak dundam ci ak liggéey bu rëy bi nga xamante ni defal na ko l'islam ci li nga xamante ni moom la ñu gis ko ci téere yi. léegi nag xam ngeen ni bi nga xamante ne ñu ngi bàyyante waxtaan bi waxtaanu nañu ba nga xamante ne ñu ngi fi nga xamante ne sax moom mooy fi la Serigne Touba yeggoon muy Sanosi waaye xam ngeen ni Sanosi korite gi Serigne Touba jëkk a def bi mu jógee ci exilu Gabon bi en 1902 mi ngi ko defee Sanosi ci taalibeem ba ci xaritam ba sëñ Sirelo après bi nga xamante ne daanaka woore na Ndar jaar Louga jaar fi nga xamante ne moom mooy Sanosi am fa lu ëpp ñaar fukki fan doon leen wax ni Sanosi bokkoon na ci li nga xamante ne mooy magasin wu yoonu murit bi. léegi nag waaye xam ngeen ni dañuy doon wax toujours rek ci sunu chronique yi nga xamante ne moom la ñuy def ginnaaw bu ñu wala ñëwaat ci fi nga xamante ne mooy Sanosi ak événement yu rëy yi nga xamante ne amoon na foofu nga xamante ne moom mooy Sanosi dafay am moment yoo xamante ne nag li nga xamante ne mooy actualité internationale maanaam xew-xewu jamono daf ñuy tënk bu ñu xew-xewu jamono tënkee dañuy daal di ñëw ci xew-xewu jamono rek. semaine bi nag xew-xewu jamono daf ñu tënk ni mu ñu tënke mooy kàddu yi nga xamante ne rek ki nga xamante ne boroom xam-xam la di professeur Oumar Diagne wax na ko ci li nga xamante ne moom mooy weeru koor ak sunu mag ñi di wax ni tubaab yi ci seen bopp dañu daan def li nga xamante ne mooy télégramme di wax mag ñi bu ñu waree woor ak bu ñu waree dog ci li nga xamante ne bu ñu waree woor koor wala bu nga xamante ne war nañu korite déclaration yooyu professeur Oumar Diagne def nag doon na déclaration yoo xamante ne àndul ak dëgg ndax dinañu indil leen li nga xamante ne mooy réponse yi nga xamante ne wala tontu yi nga xamante ne war nañ ko indi. ñu koy commencé ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne suñu maam El Hadji Malick Sy def na ko ginnaaw bi nga xamante ne jóge na fii nga xamante ne moom mooy Ndar jaar fi nga xamante ni moom mooy Louga Pire ba fi nga xamante ni moom mooy Njarne ñëw fi nga xamante ne mooy Tivaouane doonoon la 5e ville coloniale du Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne nee nañu Gorée ni Ndakaaru ni Tëngéej ni Ndar Tivaouane moo doon la 5e ville coloniale doon ville boo xamante ni dëkk boo xamante ne tubaab yi dañ fa dugaloon li nga xamante ne mooy seen culture ak seen coutume ba nga xamante ne mag ñëpp solo nañu magu l'islam boo xamante ne ñëw na pour renverser loolu nga xamante ne moom mooy tendance bi. ki ñëw mooy suñu maam El Hadji Malick Sy ba tey ji Tivaouane duñu leen ko nettali bokk na ci dëkk yi nga xamante ne dëkku diine l'islam la. yaakaar ngeen suñu maam El Hadji Malick Sy ak liggéey boobu rëy boobu mu def dina déglu ab tubaab mu koy wax ni ko daal da ngay woor wala da ngay wori wala di ko télégramme loolu maykul sens boo ko jëlee aussi ci li nga xamante ne mooy suñu maam Limaamu Laay ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne moom la ko def al Mahdiyu nga xamante ni tubaab yi indil nañ ko façon bundu xaal bu nekk ba nga xamante ni dañ ko mujjoone internet à l'île de Gorée bañ li nga xamante ne mooy mission prophétique bi nga xamante ne moom la doon def mu antu
yaakaar ngeen ni suñu maam Limaamu Laay dina dégg benn tubaab mu naan ko da ngay woor wala da ngay wori. boo ko jëlee ci kilifa diine yépp ba Njaasaan Cheikh Mouhamed Bou bi nga xamante ne maam bu Naama Kunta moo ko jur bu dànq nga xamante ne liggéey bu réy bi mu defal lislaam yaakaar ngeen ni kilifa diine yooyu ñooñu nga xamante ne ay wàll yu suñu borom lañu dinañu déglu tubaab bi mu naan leen woor leen wala wori leen. yaakaar ngeen ni Amary Ndack Seck bi nga xamante ni bokkoon na ci lieutenant yi gënoon a jege ki nga xamante ne mooy Ahmadou Cheikhou Ba de Wuré Madi bi nga xamante ne daanu na ci fi nga xamante ne mooy bataayu Samba Sadio en 1875 mi nga xamante ne moo créé Thiénaba Sekkeen. yaakaar ngeen ne suñu maam Amary Ndack Seck tubaab bi dina ko wax ni ko wooral wara warul moom mi nga xamante ne participé na ci guerre yu mag yépp yi nga xamante ne pour taxawal l'islam la fii nga xamante ne moom mooy Sénégal. mënoon nañu continuer li nga xamante ne moom mooy lii nga xamante ne moom mooy mag yi liggéey bu réy bi nga xamante ne defal nañ ko lislaam. yaakaar ngeen ni suñu maam El Hadji Abdoulaye Niass baayu cheikh al islam moom mi nga xamante ne tey ba ña seen dëkkam tubaab yi dañ ko lakk li nga xamante ne moom mooy jumaam nga xamante ne bi mu jógee Gàmbi di ñëw di sanc fi nga xamante ne mooy Léona mooy li nga xamante ne lu lew na nga xamante ne moom il fut l'un des plus grands combattants de l'islam El Hadji Abdoulaye Niass ak baayam ba Cheikh Mouhamed Niass. yaakaar ngeen ni ñooñu tubaab bi doon na leen jox ay injonction naan leen woor leen wala wori leen. ñëw tam ci Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yaakaaru jaam yi moom mi nga xamante ne bi nga xamante ne woote na yoonu murit nekk ci yoonu lislaam ba fi nga xamante ni fi lay demee fi nga xamante ni exil bi muy 1895 nekk au Gabon. nga xamante ni conditions yi métti yi nga xamante ne Serigne Touba nekkoon na ko Gabon ak nee naa leen ñaari xasida yu rëy yi nga xamante ne Serigne Touba bind na ko en 1897 yaa xayra dayfin ak yaasal busharati ci weeru koor. Serigne Touba bi nga xamante ne au Gabon pour bu wooree ba ngoon pour muy ndogu dafay tëcc ci xobu garab yi pour am ndox mu dugal ci gémmiñam pour dog kooram. yaakaar ngeen ni Serigne Touba tubaab yi dinañ ni ko woril wala weer wi feeñ na. koo xamante ne weer bi buy dem da koy tàggu buy ñëw da koy tàggu. Cheikh Ahmadou Bamba fi nga xamante ne bi mu ñëwee Sénégal après son exil en 1902 6 mois rek la def fi nga xamante ne mooy Daaru Marnaan problème yi indiwaat ñu yóbbuwaat ko fi nga xamante ni moom mooy Mauritanie ak conditions yi nga xamante ne moo nekkoon Mauritanie di conditions yoo xamante ne yu tar la woon. yaakaar ngeen ni Serigne Touba en Mauritanie tubaab bi doon nañ ko wax li nga xamante ne moom mooy woril wala woril. yaakaar ngeen ni Serigne Touba bi mu jógee Mauritanie ñu indi ko Thiéyène en résidence surveillée pendant 5 ans ba nga xamante ne en 1912 ñu koy indi Njaaréem nga xamante ne Serigne Touba bi muy jógee Thiéyène tubaab yi dañu taal Thiéyène pour bañoon mu exister waat dans l'histoire waaye Thiéyène taxaw na tey. yaakaar ngeen ni kooku tubaab yi dinañ naan ko wooral wala woril. yaakaar ngeen ni Serigne Touba bi mu ñëwee Njaaréem 1912 ba bi ñu xamante ne wuy ji na sunu borom aljana muy 1927 Serigne Touba tubaab yi daan nañ ko wax ni ko woril wala woral. nga xamante ni le gouverneur de Dakar bi mu invité Cheikh Ahmadou Bamba fii nga xamante ni moom mooy Ndakaaru le gouverneur William Ponty pour di ko sargal ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne moom la defal l'islam ak Sénégal nga xamante ne tubaab yi booba dañu ni woon dañoo bëgg a xam Serigne Touba li nga xamante ne buñ ko invité fi nga xamante ne mooy Dakar moom la ñu gën a mën a éviter. nga xamante ni bu El Mokhtar bu nga xamante ne moom mooy le grand interprète moo leen wax ne la ñetti mbir a ngi nii bu ngeen invité Serigne Touba bu leen ko def. ndaje bi bu fa jigéen nekk, ndaje bi bu wax ji bari, ndaje bi bu leen ko woo ci heure boo xamante ne heure julli la parce que bu ngeen ko wooyee du leen wuy si. yaakaar ngeen ni kooku Serigne Touba kooku tubaab yi daan nañ ko woral wala woril. waaye nag lépp li nga xamante ne moom lañ leen wax ci li nga xamante ne moom la professeur Cheikh Omar Diagne di wax nañ leen jàpp leen loolu du dëgg. Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak mag ñi fi nekkoon lépp dañ doon liggéey l'islam te nekk ñu woon ci dynamique boo xamante ne dañu doon déglu tubaab bi ci li nga xamante ne moom mooy seen farata ci l'islam ak lu dul sax seen farata ci li nga xamante ne moom mooy l'islam te Serigne Touba symbolisé ko nii nee na maag tubaab bi dañu maa fekk may jaamu yàlla. ñu tampaloo ak man songu ma ni ma jaamu yàlla doo ko fi defe sëriñ bi ni leen fii laa koy defee nee na ma ñu tampaloo bi metti lool muy apub xeex boo xamante ne dañ ko def waaye bi pënd bi wuree ba ñu ma gisee damaa gis yàlla soit fi nga xamante ne fi laa doon jaamu yàlla ma continuer toog fa di fa jaamu yàlla tubaab bi dem toppatoo ji ay mbiram defi leneen.
loolu mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di taxawal lislaam di leen wax ni nag noonu lislaam yi dañoo nekk ci biir lislaam ba pare nekk ci biti lislaam li nga xamante ni moom la ñu bëgg mooy mooy li nga xamante ne mooy tarixa yi ak liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom la ñu mag yi def ñu dindi ko waaye loolu du mën a nekk ndax loolu day samp boo xamante ne samp suñu borom la mbokk yi li tey moo doon seen chronique incha allah dimanche yi di ñëw dinañu ñëwaat ci yeneen question yi nga xamante ni moom moo intéressant waaye aussi xam ngeen ni le dimanche 16 mai bii nga xamante ne moom moo jàll bokk na ci question actualité yoo xamante ne il faut que ñu prêter ci attention parce que réew yu mel ne France dañoo jël le dimanche 16 mai bi def ko bis boo xamante ni ñoom dañu war a sargal borom ñaari tur yi ba gis ngeen ni loolu ñuy wax football équipe nationale France yëpp dañoo am seen numéro ci ginnaaw li nga xamante ni mooy couleuru góor jigéen ñi di leen sargal waaye nag mu am événement boo xamante ni journaliste maanaam ñiy tas xibaar France yëpp wax nañ ko bu fekkee ni loolu moo am ñoo ngi sargal sunu footballkat yi ñu mel ne Idrissa Gana Gueye ak Cheikh Abdou Lahad Diallo ñi nekk Paris Saint-Germain ñoom ñi nga xamante ni nee nañu dañ ni duñu football sol maillot boo xamante ni ci ginnaaw dañ ciy sargal góor jigéen bu fekkee noonu la demee ñoo ngi leen ci sargal ala kulli alim mbokk yi xeex bi day xeex boo xamante ne bu metti la waaye réponse bi nga xamante ne moom la ñuy indi nañu gën a xam sunu lislaam gën a xam liggéey bi nga xamante ne mag yi defal nañ ko pour diina lislaam buñ ko xamee rek loolu mooy li nga xamante ne mooy arme de défense bi nga xamante ne moo gën a rëy kenn duñu këf yóbbuñu jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ñu ñëwaat ci beneen thème ak ci beneen waxtaan ci li nga xamante ne rek mooy liggéey bu mag bi nga xamante ne mag ñi def nañ ko ci lislaam jërë ngeen jëf ba dimanche